ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. asalaamaaleykum mbokk ñi seetaan ci Sunugal 24 ñoo ngi am mbégte dellu soit ak yéen ci seen jotaayu taxawu jàngat tey di am mbégte di ànd ak nga xamante ne Sénégal yëpp xam nañ ko dootuñu ko présenté di mu di al oustaz Mokhtar al oustaz imam Mokhtar Kanté al imam Kanté la ñuy dalal tey ñu ñëw nag fii ci këram war a waxtaane heure boo xamante ne dëkk bi toll na fii rek ci ay jafe-jafe ak i coow comme ni ñu ko waxee actualité yi jamono yi ñu passé riche na trop mais dafa riche vers le bas gën a nekk lu nga xam ne lu doy waar la bokk na ci tomb yi nga xam ne dañ ko waxtaanee mu di passeport diplomatique yi nga xamante ne ñu ngi koy lam-laamee ci fu nga xamante ne fu mu gën a kawee ci état la dal ni ko noonu yi tamit personnalité yi nga xamante ne dañu jàpp ne dañ leen a war a teg ci suñu réew ngir ñu di ñu saytul ak di ñu sàmmal lépp lu nga xamante ne réew mi dafay dox ci jàmm dañu gis ne ñoom it dañuy am ay sooxe ci seen côté yooyu yëpp dinañ ci ñëw diversion yi élection locale yi niki noonu tamit taxawaayu diine léeg-léeg ci kaw minbar yi loolu it war nañ ko xoolaat ñoom seen contact social ak doomu aadama yi dinañ ci dikk ci tomb yooyu incha allah ci nu mu gën a yaatoo ñuy dalal nag ki nga xamante ne ni ma leen ko waxee sànqal imam Mokhtar imam Mokhtar ñoo ngi lay nuyu. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sëñ Abdou Khadir Fall maa ngi lay nuyu yow ak sa caméraman di nuyu ak ñi nga bokkal liggéey bi yëpp di libaas di sawar toujours ci tontu seen i laaj parce que da ngeen taxaw pour jox information askan bi di dem ci ñi ngeen yaakaar ne masala yi ngeen bëgg lijjanti am na lu ñu ci mën a indi ci wàllu faram-fàcce yal na yàlla def tawfiq kon ba waxtaan bi nekk waxtaan bu riche vers le haut pas vers le bas parce que fan yi liy xew ci réew mi moom ci suuf la jëm ñu fexe nag ba yëf yi jéem a jëm ci kaw tuuti. dëgg waar Imaam dañuy ñëw ci ñi nga xam ne jot nañ leen a tudd ci ay affaire passeport diplomate muy Mamadou Sall Boubacar Biaye bi nga xamante ne ñoom tudd nañ leen ci depuis le 7 septembre bi ñu commencé yëg nag ne li problème yi mi ngi jóg mais dañu dem ba di ci tuddaat ay yeneen i député yu nga xam ne ñu ngi ci biir peut-être sax am na ñu nga xam ne ñu ngi joxañ ay vice président ñenn ñi tamit aussi di joxañ ay ancien ministre ba ci opposition bi lépp ñu ngi ciy joxañ donc naka nga jàngatee suñu république bi ak ëllëgu hiérarchie bi nga xamante ne moo ñu bëgg a diriger. waaw yëpp ay njaaxum la ay njombe lu triste la lu daw yaram loo xam ne rafetul ci réew mi ci xar kanamu réew mi ànd naa ak ñi nga xam ne sax ñu ngi wax ne day yàq trop sax image yu Sénégal à l'extérieur réew du rek waa askan ba waaye niñ leen war a wegee ci biti loolu tam waa askan bi ñoo koy liggéey. su ko defee fi nekk nii nag te askan boobu ñuy wax député nga xam ni ñooy taxawal askan bi ci penc ma parce que 15 millions Sénégalais ñëpp bu ñu bëggoon taxaw ci penc ma du sotti mu am ñu ñuy wax les représentants ñu tuddee leen député parlementaire peu importe France moo ñu indil yooyu mais daal ñoo xam ni ñooy rek kaddu askan bi loolu dafa mës a am boo xoolee ci suñu histoire toujours penc ma dana am ñoo xam ni ñoo fay nekk mais li am solo kon mooy ñi fa nekk war nañ fa nekk ak dignité nekk fa ak ngor. nekk fa dëgg-dëgg nekkal fa askan bi gis nga nekkal fa askan bi loolu ci boppam yaakaar naa am na ay député yoo xam ne xamuñ sax lan la preuve mooy am na député yoo xam sax da nga leen dégg ñu naan man député président la alors que député nee naa man benn bis koo xam ne wax na ni man député président la dañ ko war a folli teppi ndombo tànkam parce que li mu wax dafa contradictoire ak règlement intérieur bi régir le statut de député c'est un député national même bu fekkee da nga nekk ci listu benn parti politique askan bi quand même ñoo voté liste boobu même bu fekkee ni sax président parti bi moo la def ci liste bi kon nag yooyu dañ ko jàppee yu sew mais tubaab bi jàppee ñu ko yu sew moo tax ñoom balaa ngay egg fenn fi au moins da nga jaar foo xam ni balaa nga fay egg di nga xam ni fii ay caaxaan indiw la fi tey doo caaxaane ñi nga yor seen kàddu kon loolu bismillah waaw kon loolu lenn la ci beneen bi mooy que
suñu député législature bi moom fàttalikuwuma législature boo xam ni géew boo xam ni suñ ko mën a waxee noonu géewu penc boo xam ni mel na nii ci jaxasoo ak ñàkkante worma ak dóorante ay kurpeñ ak xataraayu ba tudd nañ sax ay jaasi génnal ma dóor la jaasi ni ñuy waxee ba sax tudd sa waajur wala nanga mën a am tudd sa waasoo et cetera législature bi moom man de wax dëgg yàlla gëj naa gis législature bu mel nii kon nag parti politique am na fu ñu tooñee askan bi mooy ñoom nan la ñuy tànnee ki ñuy def ci seen liste pour ñu voter ko mu nekk député souvent ka ñuy tànn du question compétence du question ku mën a def liggéey bi parce que ki mën a def liggéey assemblée nationale bokk na ci surtout ñaar moo ci gën a am solo lu ko askan bi di xaar xam nga mooy lan contrôle de l'action publique ak proposer ay loi mooy topp lépp loo xam ne gouvernement bi mi ngi koy doxal di ko tëral ci réew mi ñu koy topp di seet buñ gisee ni baax na ñu ne baax na buñ gisee ni am na tolof-tolof ñu wax ko ak tamit beneen bi mooy toujours di jéem a indi ay atte pour daganal dara wala tere dara loo xam ni njëriñu askan bi loolu est-ce que député yi xam nañ ko yaakaar naa ni am na ay jafe-jafe kon parti politique yi ñuy tànnal ay nit def ko seen liste tooñ nañu ci bu ñu indilee ñoo xam ni xamuñu loolu wala duñ ko taxawee mais tam askan bi tooñ nañ seen bopp parce que dañuy voteel ñoo xam ni mérité wuñ nekk député mais nag c'est très complexe parce que askan bi bu fekkee da nga voteel benn liste ki nekk ci biir liste yi mënoo ko ci génne moom voilà kon nag moo tax ni ñuy voté député yi nit ñaa ngi koy posé waat question nañ ko war a seetaat pour que ñu am li ñuy tuddee démocratie représentative bu gën a jaar yoon. waaw comme ni nga ko waxee démocratie locale bi xam naa nañ ci ñëw tuuti bu ñuy aborder question yi nga xam ne mooy élection locale yi mais république bi nga xamante ne à chaque fois dañu koy wax nit ñi ci gën a bari Sénégal boo dee xool lan mooy république xamuñu ko loolu tamit aussi problème la. beneen bi ci tegee dañ leen di tànn dañuy tànn député ba pare ñu tànnal leen beneen député ci kaw député boobu ñu tànnoon wala sax ci maire boobu ñu tànnoon loolu tamit aussi problème la bu nga xamante ne moom lañ doon xeex ni dinañ ci ñëw ci kanam tuuti mais bu weesoo loolu ñàkk gi nga xam ne ñàkk nañ koo woo ñi nga xam ne ñoom ñoo jëf-jëf jooju mooy jaay ay passeport diplomate jaay lu mat 15 jigéen ñoo xamante ne seen i doom la am na ci nga xam ne doom jeeg yaay ji ñoo maase ay at beneen bi ci tegee mooy boo ko dee dégg sax da nga yaakaar ne 15 la mais loo xam ne depuis 2014 ba léegi ñoo ngi koy def loolu war naa mën a ëpp ay passeport diplomate yu ñu koy waxee ndax gis nañ benn femme bu yor passeport diplomate nee na moom dañ ko jox benn maire boo xam ne boo ko déggee muy wax sax nga xam ne kii xamul sax luy passeport diplomate parce que nee na amu ci soxla heure bi nga xam ne ci lañ def loolu jàpp nañ ki nga xamante ne moo di kilifa woo ko ndax dañuy def diversion wala dafa nekk loo xam ne stratégie contre-feu la. gis nga kon nee naa la nekk député da nga yore kàddu askan bi. gis nga waruñ sax jàpp ne yaa gën a suufe président même président sax dañ ko élire comme yow député niñ la élire kon war nga am dignité ak ngor taxawal askan bi ca la bëgg nga taxawal ko te moyens yi ñu lay jox xaalis bi ñu lay jox essence beeg ba ci passeport diplomatique bi lépp lu ci jaar yoon tañ jox la ko bu dee ci l'islam amaana la kóllëre la c'est un dépôt sacré maanaam war nga askan bi bu fekkee loolu yëpp yaa ngi koy jël ba pare di ci def leneen lu dul askan bi lu muy xaar ci yow kon loolu nañ ko bàyyi xel baax a baax su ko defee lii nga wax nii nag mbiru passeport diplomatique yi yàgg na Sénégal yàgg na am ay tappale tëj nañ ci ñu bari ba ci sax ñoo xam ni man ñenn ñi sax duma leen wax kilifa diine dama naan ñoo xam ni dañoo bokk ci ay njaboot yoo xam ni seeni maam wala seeni baay nit ñi dañ leen a wekk ci diine ñëpp xam nañ ko fii kon mbiru passeport diplomatique di ko jàllalanteeg di ko jaay ak di ko jox say xarit ak yooyu yàgg na fi kon lii mooy li feeñ te comme ni ko waxee 2014 cela veut dire que am na benn chaîne de complicité ça veut dire que kon benn système mu tappale la boo xam ni dafa voilà bu nekk ci penc ma foofu waaw boo demee boo gisee bureau yi foofu ni ñu bëree da ngay tiit sax boo duggee ci couloir yëpp man chaque fois ma dem fa dama naan waaw lii yëpp moom ay liggéey rek moo leen téye fii donc su ko defee léegi comme lii feeñ na passeport diplomatique nekk loo xam ni dafay yanu askan bi xar kanamu askan bi document la boo xam ne c'est pas un document ordinaire d'abord ànd naa ak ñi nga xam ne dañuy wax ne warul sax yomb ñu koy joxee noonu loolu déjà ba di ko jox soxna député yi. waaw Imam est-ce que passeport diplomate ku nekk war nañ ko mën a jox. déedéet njaaxum bu rëy la passeport diplomate daanaka kàddu réew mi ngay yore moo tax boo demee bitim réew sax dañ lay jox worma kon nag yow tam war nga wormaal sa askan ñi nga xam ne tam ñoo koy joxe fan la tàmbalee depuis ci président
kon moom moo war a taxaw seetaat loolu lii feeñ li nëbbu sax moo ko gën a doy waar kon nag lii nañ ci tirer toutes les leçons régler problème bi ba nga xam ni passeport diplôme bi comme mënta ñàkk parce que ñi nga xam ne ñoo yore kàddu askan bi tamit dañ koy soxla ñu yemale ko ci ñoom ba pare critères yi ñu koy joxe ku ñu gis ne yaa ngi ciy def leneen lu dul li tax ñu jox la ko ñu sanctionné la sévèrement man nag comme du ma enquêteur yoruma dossier yi du ma ci mën a sori mais daal kuñ ci gis ne loo xam ni def nga ko ci te jaaduwul na sanction bi sévère li ma ci jeexalee tamit mooy que ñu xoolaat fonction député ci boppam parce que Sénégal yow sa bopp boo xamul luy député tooñ nga nit ñi parti bi la teg ci liste bi tooñ na askan bi mais tam askan bi ñoom seen yoon nekkul ci ne député comme ni ma la ko waxee day contrôler action gouvernement bi ak def ay loi mais ñoom député dañ la bëgg a jàppee guichet xaalis ak di leen lijjantil passeport diplomatique benn rek la ci loolu député yi ñu ngi lijjanti yu bëri yoo xam ni du député moo ko war a lijjanti yooyu yëpp nañ ko seetaan. waaw ci biir loolu est-ce que yaakaar nga ni yoon dina jël ay li nga xamante ne moo di ay matuwaayam parce que ba léegi dañu jàpp ne rek day dellu comme ci dossiers yu njëkk yee gis nañ fi ñu nga xamante ne dañ leen jàpp ci ay blanchiment d'argent gis nañ tamit aussi yeneen i dossiers yu bëree bëri yu nga xamante ne xëy na waxtu yi du ñu may ñu lim ko mais à chaque fois dañuy bàyyi noonu mu jàll sentiment boobu nit ñi am incertitude boobu jàpp ne léegi koo xamante ne def na naka sudul noonu rek du mujj fenn. loolu baaxul ci réew de baaxul ci réew te yàlla gërëmu ko te àndul ak justice adl te justice fu mu nekkul rek yàlla newu fa te justice même yéefar bu doxalee justice yàlla gërëm na justice boobu alors que même ki naan jullit la te doxalul justice yàlla gërëmu ko kon nag loolu jaaduwul dossier bu nekk nañ ko traité niñ ko war a traité ku nekk fii la loi war a daan nañ la fa daan te ñu bañ cee seet parti bi nga bokk wala waaso bi nga bokk wala diine ji nga bokk wala gox bi nga bokk et cetera loolu la ñuy wax justice te kii di président Macky Sall nag moom en particulier warul lajj foofu de xam nga lu tax parce que koo xam ni la daanaka fépp fooy jaar pour am ndombo tànk ci réew mi jaar na fa nekk na maire nekkoon na directeur Petersen demoon na ba nekk ministre de l'intérieur nekkoon na président assemblée nationale donc nangam nag donc nekk premier ministre ba nekk président kon lu réew mi di dox rek xam na ko te it ba muy campagne première campagne ba nee naa la tuddoon na mbir bii waxoon ne war nañ ko lijjanti kon ba muy wax gestion vertueuse dugaloon na ci tappale yi yëpp nii kon moom du mun a wax ne lii moom tayuma ko wala daf maa bett waaw kon nag na ko lijjanti te teg ko ci yoon voilà. ci biir loolu dañu gis ne am na ci ba ci biir police bi wala bokk gendarmerie ay vidéo yu nga xamante ne dañ ko tasaare ci benn député bu nga xamante ne wala moom muy Bougazelli rek ñu tudd ko génne boobu ñu génnee vidéo bi ban message lay joxe dafay wane ne nit ñi war nañu mën a fayul seen bopp léegi wala dañuy wane ne rek ne justice bi bu fekkente ne dafay seetaan nit ñi mën nañu taxawal seen justice ci mbedd mi. Bougazelli boobu moom man li ma jàpp quand même mooy que ni xaajul rëcc ci justice liberté provisoire luy am la ci dossier mais moom la ñu wax ne moom la def ba justice woo ko ba jox ko liberté provisoire yaakaar naa ni du rëcc yoon dal ci kawam ca na mu war a dalee ci kawam donc nag comme yorewu ma dossier bi du ma ci mën a sori mais la taxoon ñu tekki ndombo tànkam ba def ko liberté provisoire ça veut dire que kon am na lu fa ne. léegi na man vidéo bu ñuy wax dëgg yàlla nag jotuma ko sax nag seetaan vidéo boobu ne benn gendarme bu ko doon jàpp moo ko filmé xaw ma. ñu ko doon piégé. lañ ko jàppee ak billet yi nga xamante ne moom la yoroon ci kii bi muy wax ne tuuti rek la ci yor tuuti rek la yor ci billet yi. subhanallah. donc flagrant délit lañ ko jàppee. oui. mais le problème mooy que moom dañ ko doon jaay billet yi wala moom moo doon dem di jaay billet yi donc loolu moom moo leeragul ci enquête bi. mais police bi nga xam ne tudd na ci ne da doon waxaale ñoom 50 millions duñ ko war a jox. waaw loolu nag moom enquêteurs yi ñoo koy mën a lijjanti du ma enquêteur te damay tam bañ tamit ñu porté ma plainte la jël ma fi defal ma citation directe te aw ma jot boobu am na leen lu ma war a lijjanti ci réew mi ak ci diine ji lu dul loolu mais ala kulli xaal moom Bougazelli boobu mi ngi ci loxo yoon fi mu nekk nii te it yaakaar naa le fait que nga nekk député ñu tudd la ci lu mel nii ba tekki ci sa ndombo tànk ba nga nekk liberté provisoire yaakaar naa loolu rek déjà sanction bu metti la ci député li ci des ñu bàyyi yoon réglé ko léegi nag dama xamul gendarme yooyu ko filmé ñoom tam est-ce que yoon may na leen ñuy dem di jàpp nit di ko filmé gendarme yi def loolu tamit bu fekkee yoon may leen loolu war nañ leen sanctionné parce que normalement gendarme kay yoon may na leen ñu filmé pour ay preuve mais quant à di ko divulguer. waaw kay kan moo ko divulgué nag. c'est ça
kan moo ko divulgué parce que c'est vrai gendarme bi mën na ñëw filmer ko. mi ngi tudd un certain Abdou Aziz Mbaye. waaw mën na ko ñëw filmer pour preuve dem yóbbu ko hiérarchie am léegi nag lu ko jëlee foofu ba feeñ loolu tamit bu ñu enquêté war nañ ko mën a gis mu des nag ni lu mel ne gendarmerie ak lu mel ne ay armée ak yooyu dafa nekk corps yu sensible yoo xam ni même bu ñu demee ba xam nan la demee sax est-ce que dinañ ko wax parce que su naree wane ay faiblesse yu graaw ci hiérarchie gendarmerie bi ñoom seen bopp mën nañ ko bloquer à un certain niveau donc mais daal kon daal ça tire vers le bas daal donc réew mi daal dara wóoratu fi dara tegootul ci la mu war a tegu baaxul daal rafetul daal. ñu dem ci li nga xam ne moo di élection locale yi. élection locale yi ala kulli xaal ni ñu ko gisee rek en tout cas di nga gis ay coalition yu bizarre day wane bu baax ne politique lu jar a tey la ak ànd ak sa sago maanaam koo àndalu rek daal ne seytaane la naafeq la bëggul réew mi nangam ak nangam ñu dem ba mu yàgg nga soxla ko woo ko ngeen waxtaan nga waxaat lu baax ci moom wax lu baax ci yow gis nga ko ci alliance yi taxaw askan bi système bi léegi ak a bëri ay contradiction la preuve sa xoolal da ngay gis ku ñëw ci réunion bi ci guddi gi rek mu génn def vidéo daal ne way man boolewu muñ ci waxtaan niñ ma ci war a boole gedd naa xoolal même beneen coalition ba Thierno Alassane Sall du ma nga ca woon après suba sa mu génnaat mais nan la nit ci 24 heures nan la nit mën a bokkee ci coalition génn ci en 24 heures nga xam ni kon am na ay problème Bougane tam gis nga ko ci coalition ba gis nga tamit ci biir coalition am doon bañ fale moo dem ci biir coalition voilà coalition boo xam ni tamit ñi doon wax naan système bi fi nekk depuis PS ak Abdoulaye Wade baaxul yaakaar naa boo bëggee defaat coalition ak Khalifa Sall ak Karim Wade ñaar ñooñu boo leen bëggee génne ci système bi fi nekkoon dana xaw a gàllankoose donc gis nga moo tax politique li ñuy wax jamais daal ñoom toujours ñu wax jamais te toujours jamais bi dab leen loolu lenn la maintenant ala kulli xaal man je me dis askan bi tamit nañ xam fu ñu war a taxaw ak teg seen tànk moo tax temps yi sax maa ngi doon xalaat naan est-ce que du ma ci bind dara mooy dama bëgg a proposer Sénégalais yi élection locale nañu jéem a fexe ba ni ñu bëggee njiit bu jub buy doxal réew mi ci yoon nañ ko commencé ci élection locale yi. man loolu laa doon bëgg a laaj sax c'est-à-dire nit ñi nan la ñuy def ba nga xam ne ci maire bi rek la ñuy basé wu wala que ñuy nekk di wax waxu président. waaw c'est-à-dire que xam nga kon day am ay liste et cetera pour ñu voter mairie yi man li may proposer Sénégalais yi surtout jeunes yi te ñoo ëpp ci réew mi mooy que nañ jéem a fexe yombul nag parce que yow sa bopp boo bokkee ci benn parti boobu listam xam nga dañuy joxe mot d'ordre wan leen ni da ngeen war a jàppale diw ak diw même bu fekkee kooku doyu la mais je me dis quelque part est-ce que waruñu commencer changer politique mooy mën ngaa bokk ci parti ba pare nag léegi moom sa bopp ba nga xam ni kii ñu def ci sa parti xam nga ni kii mënul yor commune bi xoolal boo demee ci mbañ gàcce ga nga votel ki nga xam ni moom nga sentir même bu bokkul sa parti pour man changement qualitatif la bu ñuy wax vrai changement loolu la ñu war a def parce que xoolal parti politique ñoom ñooy ñëw di la jéem a gëmloo ni ñoom réew mi lañ jiital d'abord ak mérite ak compétence mais nag bu jongante jotee ñu jël seen i xarit def seen liste. élection locale la de waa gox bee gën a xam waay. waaw kay pour man loolu la yàlla xam na ni comme question bi ñëw na temps yi dinaa ci gën a xalaat seet lu ma ci bind mooy seet leen ci gox bi koo xam ni d'abord ci gox bi la dëkk résident c'est très important. nan nga mën a lijjantee gox boo xam ne yow yaa ngi jaabante France États-Unis boo toogee une semaine ci gox bi ci at bi xëy na ci lañ la fay gis te boo fa ñëwee sa oto ngay romb nit ñi ak poussière dem sa yoon kooku lu tax nga koy jox gox bi na nekk koo xam ni dafa dëkk ci gox bi comme ça day dund coupure courant yi di dund problème yi am ci gox bi beneen bi na nekk papier yi waaw problème yu rëy la mooy ay bulletin de naissance ak yenn yi am na ñu nga xam ne ba léegi problème yooyu la ñuy dem voilà mu nekk koo xam ni kon xam na problème yooyu te bu ngeen xoolee di ngeen xam ñi toppatoo yooyu ak koo xam ne intérêt gox bi da ko yitteel li ma bëgg a wax ci loolu mooy balaa élection gis nañ ko muy sonn ci intérêt gox bi yu mel noonu donc Sénégalais yi suñu yeewoo ci yooyu rek parti politique dootu ñu nax parti politique mënta ñàkk parce que république moo tëddee noonu mooy que par parti la ñuy mën a defee élection mais ki nga xam ni moom ngeen bëgg a voteel fexe leen ba comme nag ci ay liste lay nekk loolu mooy jafe-jafe bi mais en tout cas fexe leen pour man voter liste bi nga xam ni ña fa nekk ñoom ngeen gën a rafet njortu ci ñoom à partir de critères yi ma wax ak yeneen que ni mën nañ lijjanti mbiru gox bi bu ko defee parti politique si xoola ñoom seen bopp ñoom ay surprise maanaam élection yi pare rek ñu gis kii gañe fi ñu ne waaw mais ñun suñu liste rek ñu xam ne ko ndekee nit ñi ñoom ñii lañ tànn
te nag ma wax la benn affaire dañ naan ay démocrate bi démocrate bi gis nga boobaa nga gis leen ñu commencé xas askan bi non mais ñoom tamit xanaa xamuñu ne suñu waa ji nangam na voilà mais voilà. waaw mi ngi noonu waa Makka gën a xam xuri Makka. ci élection yi dañuy faral di dégg léeg-léeg yenn xibaar yu nga xam ne day jékki-jékki rek jógee ci yenn journalistes yu nga xam ne xam na leen seen relation digganteeg régime bi am ci ñuy wax wala bokk Yérim Seck sax laay wax. mu wax ne élection yi mën na bañ a am. élection yi yëpp tamit aussi mën nañ ko boole cumuler ban danger nga yaakaar ne moo nar a am su fekkente ne jógaat nañ pour randaalaat ay élection wala surtout sax di boole ay élection yu nga xamante ne dañu jàpp ne wala Macky Sall waru cee bokk. ala kulli xaal ñëpp xam nañ ne moom élection yi def ko ci yoon ak selon le calendrier républicain bokk na ci liy indi jàmm ci réew mi ak luy tax ñu moytu fitna kon ku bëgg jàmm ci réew mi nag doo xam li nga war a def pour jàmm am ba pare nga def safaan na jàmm am gis nañ déjà émeutes yi fi amoon temps yi la ñetti fan rek gis nga li fi xewoon waxuma la nag leneen kon wax dëgg yàlla nañ jàngat loolu yëpp su ko defee am na calendrier bu ñu teg pour élection locale yi gisuma lu ko war a soppi ku ko bëgg a soppi tamit di nga wax loo xam ni dana jafe lool pour nga pour nit ñi d'accord ci ak yow kon nag mi ngi noonu bu fekkee loo xam ne nag dafa nekk mbetteel ci réew mi yëpp ñëpp yëg ko ba tax ñu war def ay changement ci élection yi wala ko randal wala yu mel noonu boobaa tamit ñëpp danañ ko xam bu ñu ko waxtaanee ci yoon danañ xam tamit nuñ koy randalee wala nuñ koy defee te fekk kenn du ci ëpp doole sa morom mën cee lijjanti li nga bëgg a lijjanti rawatina pouvoir bi nga xam ni mooy organiser élection yi boole ko tamit ak yëpp noonu yooyu yëpp daal des fois gis nga journaliste yi ngay wax nii comme ñooñu des fois dañuy lancer ay ballons de sonde man ñooñu nga xam ni genre comme Yérim Seck nii wala ay Madiambal Diagne ak ñeneen yu mel noonu man du ma leen mën a wóolu ci wàllu pur journalisme parce que journaliste boo xam ni yow da ngay wane ni xaritu waa pouvoir bi nga mën nga fa lijjanti lu nekk mën nga fa am ci information da nga leen yóbbul ay nit da lay yónni ci ay nit kooku pour man déontologie journaliste génnee na la ci kii loolu de Europe du am néew ma amu fa de mais en tout cas ñi ko fa nekkee nekkuñu ñoo xam dañ leen a wekk ci wàllu journalisme waaw parce que prise de distance bi ak kii bi du sotti tey nii tey Yérim xoolal tey bu mu fi amee problème justice xaw ma lan jabaru président ci boppam wax nañ la na mu ko doon toppatoo ba ci kaso ba waaw oui ba finalement da nga naan sax nu mu génnee nan la demee Madiambal ci boppam moom day toog woon la ni nangam ak nangam et cetera maa defoon nangam président mos nañ daje fi ma ne ko léegi donc je crois que yooyu yëpp daal pour man rafetul ci réew mi surtout que day am nañu crise effectivement côté déontologie journalisme mooy que tey jii au Sénégal ñan ñoo fi des vrais journalistes de haut niveau ba pare indépendant ci pouvoir question la de fi mu nekk nii boo koy wër de fi mu nekk nii dina jafe Imaam ñu njëkkante waxtu yi dañuy dem rek dal ci li nga xamante ne moo di avortement médicalisé bi nga xamante ne fan yi passé Jamra jógoon na doon ci waxtaan ak di ci def xeex bu rëy ginnaaw bi nga xamante ne pare nañ ci coowal góor jigéen ñi dafa mel ne gars yi ba léegi wàcceeguñu seen i garde non duñu mës a wàcc parce que xam nga lii agenda la man agenda la ko mës a tuddee LGBT agenda laa ko mës a tuddee xam nga même président Macky Sall sax est-ce que njuumte la wala déet mais gis nga kii bi mu fi njëkkee ñëw Obama daf ko ne on n'est pas encore prêt waaw loolu agenda da koy laaj xam nga agenda da nga koy programmer su pareegul kii. ñàkk diine gi moo tax xamuñu gravité bi wala. bon ñenn ñi xamuñu diine ñeneen ñi dañu jàpp ne tubaab yi lu ñu nekk rek nañ leen ci fekk si pour am jàmm ak ñoom ak seen koom waaw loolu la donc effectivement bu dul woon position bi ñu yore kàddu l'islam ci réew mi bu dul woon suñu taxawaay ñun. en su ma nee ñun dama bëgg a wax waaw kon pour man LGBT bi loi bi jàll na c'est sûr parce que ñoom leneen la ñuy toppatoo lii tamit avortement médicalisé bi tamit bi tam président Macky Sall moo leen ne dem leen ngeen waxtaan ak nit ñi parce que xam na ni bii pas opposition dina am aussi task force boobu ñuy tudd xam nga xoolal task force ku ñuy xeexal ma foog ne dañu war a waxtaan rek task force donc moo lay wan ni benn tiroir la ñuy ubbi selon xoolal ñu xam ne bu ñu nee léegi carrément interruption volontaire de grossesse noonu la tudd France IVG nit ñi xam ne fi ñu bëgg a jëm ñu ne noonu nañu yem rek ci inceste ak viol mais tey ji boo xoolee task force boobu boo xoolee seen argumentaire yëpp bi ñu teg di nga xam ne foofu la ñu bëgg a jëm parce que ñu ngi insisté ci benn affaire bu important insisté ci ne avortement clandestin yi 50 000 moo fi am loolu yëpp li tax mooy suñu leen yóbboon kër docteur duñ ci ñàkk seen bakkan xam nga xool bi ñu xool yamatuñu kon ci inceste ak viol mais le fait que mu clandestin mooy problème bi
xam nga kon su ne la léegi non inceste ak viol rek nga xam ni kon loolu mais bien sûr bon te boo demee man dem naa surtout association des femmes juristes bu Sénégal c'est des femmes de hauts cadres dem naa seen site yëpp nii boo xoolee di nga gis seen déclaration yëpp noonu ci biir site bi bon xam nañ leen kay ñooñu xam par exemple boo jëlee avortement médicalisé bi nii ñi ko gën a porté mooy association des femmes juristes ak association des femmes médecins gis nga tubaab yi xam nañ ñi ñu liggéeyal ñooy association yi fi gën a mag ci Sénégal ci wàllu bopp foofu gën a sensible d'ailleurs task force bi dañ naan la woy ay médecins yi ñu ngi ci ay kii maanaam ñoo xam ne xam nañ seen liggéey ay docteurs lañ et après donc loolu yëpp am nañ tamit ay religieux ci biir waaw loolu aussi am na ci ay oustaz tamit yu nekk seen consultant di leen génneel xadis ak ay yi ñu soxla ndeysaan oustaz yooyu tamit xamuñu ne lii agenda la oustaz artificiel voilà malheureusement léegi nag kon lii xoolal gis nga fi ñu jëm mooy tas suñu société bi te pour nga tas ko na nga fexe ba rocc jigéen ci responsabilité yi nga xam ne suñu valeur traditionnelle ak religieuse moom la jox jigéen moo tax la ngay xeex patriarcat jigéen góor waru ko yilif affaire kii doom nañ ko may liberté gis nga éducation sexuelle complète boobu bi ma lire document bi dañ ciy wax ne il faut que ñu wan xale yi que ni lépp lu ñu leen wan lu ñaaw ci ay njaaloog yooyu nañ xam ne rek seen papa moo ko wax mais c'est pas forcément que vrai la xool mi ngi ci document bi voilà gis nga fi ñu bëgg a jëm teqale xale yi ak seen baay teqale jigéen ñi ak góor ñi liberté de disposer de son corps et cetera ba ñu toll fi ñu toll tey France góor ak góor di sëy jigéen ak jigéen di sëy tey jii jigéen moom kese nekk ci këram ñu defal ko ndoxu góor bu mu xamul mu am doom ak tey avortement médicalisé France fii mineur sax mën na ko am donc foofu loolu mooy programme bi maanaam yàq complètement suñu société lañ bëgg a def. loolu doy na waar Imaam kon dañuy jël ci question bu mujj bi xam naa ne waxtu yi jeex na te li duuf ci nag bi yëpp xaju ci cin bi bu ñëwee ci question bu mujj bi nga xam ne moom lañ bëgg a jeexale waxtaan bi moo di rôle imam ci société bi gis nañ ne am na ñu bëri sax ñu nga xam ne ñu ngi góorgóorlu di nekk ñu nga xam ne dañu nekk au diapason comme ni ñu koy waxee nekk ci biir actualité ci biir minbar yi ak yu mel noonu parce que dañ leen di déglu lu bëri yeneen ngeen di joxe seen i point de vue ci wàll googu mais dañu gis ne loolu néew na ci yeneen minbar yu bëri yu nga xam ne doon nañ ko fa xaar problème bu am moo xam avortement médicalisé moo xam tamit aussi passeport diplomate moo xam leneen lu mën a doon imam war naa am audace taxaw ci kaw minbar bi xamal ko nit ñi xam bonaay gi bu ko defee tamit ñi julli si dem xamal ko tamit aussi seeni njaboot loolu moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon def mais fii ci Sénégal gis nañ ne am na ñu bëri ñu nga xam ne dañu am réserve ragal la ci wàllu ñàkk sa poste wala bokk yaakaar ne diine dafa tàqalikook yooyu yëpp dafa tuuti ba du ci wax lan mooy conséquence u imam bu nga xamante ne mën na nekk contact social ak nit ñi ci sëgg ak siggi mais wàllu li nga xamante ne moom moo di serment moom daf koy xaw a maasale. waaw loolu rek temu boppam la loolu rek waxtaanu boppam la quoi donc du xaj ci kii mais tënk rek lu bëri mën na ko expliquer benn bi mën nga jël ne réere l'islam ci boppam chumuliya le fait que islam man doo dégg nit ñi di wax imam Kanté il est dans toutes les sauces man dégg naa ay oustaz sax di ma critiquer ci loolu ñenn ñi dama leen woo téléphone sax ne leen yow nan nga mën a waxee lii kon yow gëmoo chumuliyatul islam diine bu dem ba lay wax booy dugg toilette nooy def kooku dina bàyyi affaire avortement ak yeneen yu ne ah non imam da nga ma comprendre mais da ngay waxuma la nag yeneen ñi nga xam ne xamuñu sax islam nañ ma wax yonent yi problème bu ñu mës a am penc ma lañ ko amee nañ ma wax yonent boo xam ne këram lañ ko fekk di ko duma ak mu toog kurusam di julli guddi ñu fekk ko di ko duma nañ ma wax benn yonent bu ñu indil problème ci penc mi lañ la ba waxee lu tax parce que da ngaa laal problème intérêt public ña koy ŋànkoon da ca noos ak not nit ñi ah di leen nax ne la identifier nañ la comme danger yow mii suñu la bàyyee nga wax waaw kon ku jàng alxuraan xisatu Quran di nga gis loolu kon mënuma jàpp ne am na oustaz boo xam ni jàng na alxuraan te xamul loolu léegi nag mu des kon dëkk bi ni mu tëddee depuis colonisation bi tubaab bi ñoo demoon ba wax sëriñ si génne leen seen loxo ci lépp lu jëm ci mbiru penc meeg yooyu ngeen toog ci seen daara et cetera ah léegi bu ngeen soxlaa dara ngeen wax ñu ñun tam bu ñu soxlaa ngeen ñaanal ñu ak ngeen tënk nit ñi ñun tam ngeen defal ñu ko loolu la ñuy wax contrat social mais tardel na Sénégal baax a baax mais lu lay wan tamit ne sax loolu teguloon ci dara mooy léeg-léeg mu am ci sëriñ si ñoo xam ne dañ doon fippu amoon na fi aussi tamit loolu tam bu ñu ko fàtte fippu ñëw am lu ñu wax ci penc mi gis nga ñii ñu tëj leen ñii ñu génne leen réew mi voilà kon moo lay wan ne en fait musul stable yaa ngi fàttaliku Cheikh Tidiane Sy et cetera ak ñeneen Gaynde Fatma xool nga diggante ak Senghor kon attention suñ ko xoolee historiquement di nga xam ni am na ñoo xam ne musuñu nangu loolu mais comme masse musulmane bi dañ doon nelaw moo tax doonuñu woon jàppale ñooñu donc léegi nag sunu genre yi tamit ñu ngi jéem a dekkalaat loolu xoolal le haut conseil islamique bi suñu sëriñ yu mag yi bëggoon a teg en place ku ko daaneel Senghor pourquoi parce que xamoon na ni loolu bu taxawee kenn du mën a nax jullit yi voilà ah Abdou Aziz Sy amul lu mu fi waxul fi député bi ngay wax ni lan waxu fi député yi ku fi voté
na ngeen xool li ngeen di voté loolu du ci penc mi est-ce que kenn ñeme na dem na ko parce que su dee man mën nañ ma jàpp léegi jàpp ma tëj Imam Kanté dafa bëri coow naam mais Abdou Aziz ba mu ko waxee kenn tegu ci baat au contraire sax dañu ne sëñ bi dëgg lay wax ragalul kenn yàlla rek la jiital gis nga hypocrisie politique boobu voilà ba heure bu leen arrangé ñu ne kilifa diine nañ wax luy tax pouvoir bi am jàmm fitna bañ a am su leen arrangé wul bu benn sëriñ waxee wala benn imam lu leen arrangé wul ñu ne non pays laïque lañ nekk waaw xoolal yam leen seen jàkka ak seen daara bu leen indil nañu ay problème gis nga kon nag mais imam yi nañ jël seen responsabilité c'est-à-dire imam warul xaar kenn ci dara parce que taxawaayam rek wàccuwaayam rek moo ko war a jox responsabilité lépp luy ci penc mu wax ci ñaareel ba mën naa jeexalee foofu sax mooy que ni imam il est pleinement benn membre ci communauté bi mais tey jii coow bu amee fii léegi nii ay nit di jàppante fii tali bi fii nii man est-ce que dinaa mën a génn dem jàkka ja kon imam mënul nekk koo xam ne day nekk extérieur communauté bi lépp lu song communauté bi tey ji léegi sama doom bu feebaroon léegi nii ma war ko yóbbu Gaspard bi ma gën a jege nii ñu ne ma tëj nañu du ma jaaxle est-ce que kurus mën na ma tax ma naaw ak sama doom yóbbu ko fenn même bu ma ko defoon sax ba naaw mais est-ce que sama problème rek laa war a régler yéen bi sasam noonu la doon def kon li ma bëgg mooy imam yi nañ seetaat seen responsabilité fees seen ànd te gis nga boo gisee homme politique yi di ñu foowee di ñu napp ak yu mel noonu c'est parce que dañu xam ne ay benn ñoo xam seen responsabilité mais bu imam yëpp taxawee wax réew mi fii chaque fois man dama leen wax leen ma Sénégal ban force politique wala maçonnique wala féministe tuddee ko lu la neex moo fi mën a moo attan taxaw ak la force musulmane tey ci Sénégal fii bu julli di nekkoon benn am ay représentants yu xam liñ fi ñu war a taxaw kan fii ci réew mi voilà kon nag nañu dellu suñu responsabilité de jullit imam mooy que chef de communauté nga leader de communauté nga da nga leen war a orienter da nga leen war a jàppale waroo bàyyi ñu leen noggatu waroo bàyyi ñu leen nax waroo bàyyi ñu leen néewal doole da nga war a woote lépp loo xam ne day jëm ci justice nit ñi ku nekk am sa àq ak yelleef. Ousmane imam mu mel ne waxtu wi li ci des bariwul léegi ñu dem julli ji lan mooy sa kàddu gu mujj. waaw di ñaan jàmm ci réew mi rek waaye itam nañ xam ne booy ñaan jàmm tamit mooy ni ñu dimbali suñu bopp ñun tamit ci yàlla nangu suñu ñaan mooy doxal ci yoon ci dëgg loolu c'est important xoolal doxaloo ci dëgg doxaloo ci yoon ñaanal lu la neex julli lu la neex saraxee lu la neex yàlla da lay jëppi parce que du la defal li nga war a defal sa bopp mooy nga doxal ci dëgg bu fekkoon nag def lu la neex ba pare ñaan yàlla nangu la bu fekkoon loolu la kon yonent yi xamal ñu ko alxuraan xamal ñu ko mais yàlla su ne inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan yàlla ne man maa leen sant na ngeen doxal ci yoon ci dëgg ci njub mandute ak lu rafet léegi nag newul rek su ngeen ma ñaanee loolu ma defal leen ko mais dafa ne def leen ko taxaw leen ci kon nag nañ taxaw ci loolu. macha allah jërëjëf dëgg avant sutura loolu la ñuy wax incha allah jërëjëf imam xam naa ne point boobu dafa nekk point bu nga xam ne bu am solo la daañu ci dikkaat gën cee yaatal waxtaan ci waa imam ak waaw seen rôle ci biir société bi waaw ak ni nga xam ne war nañ koo def ak li nga xam ne gàttanu dañ ci ak li leen yàlla jox lépp ñu di gërëm di jël tuuti bàyyi leneen li ci des loolu yëpp ay problème la dinañ ci dikk incha allah mbokk yi loolu moom moo nekkoon seen jotaayu taxaw jàngat ak Sunugal 24 ngeen ci àndoon ak Oustaz Abdou Khadre daal loon ki nga xamante ne moom moo di Oustaz Mokhtar Kanté ñu àndoon ak ci li nga xamante ne moo di wàllu xarale gi Libaas ñu leen jox beneen dig daje asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax